daanaka dañ ci sawar ndax loolu mooy suñu tàngu tey ñu fàttali ni association consommateur du tey rek la am Sénégal yàgg na fi am ci loolu itam ñu ngi sargal di gërëm ñi nga xam ni ay pionniers lañu woon ci mouvement consumériste te ñooñu bari nañu am nañ ci ñu nekk ci suñu association ci suñu fédération am nañu ci nekkul kon ñu ay ñoom ñëpp nag ñoo bokk jëmu mooy jëmmal suñu taxawaay ci soxla askan wi kon ñooñu ñu ngi leen di duñu soxla ñu tudd tur waaye ñoo xam nañ seen bopp kon ñun fédération bi li ko tax a jóg d'abord lan moo tax ñu taxawal ko fédération bi li tax ñu ñu ngi ko taxawal en 2018 précisément le 18 août 2018 li ko sabab itam mooy 2018 boobu le 14 mars 2018 dafa amoon benn conseil des ministres booba premier ministre am na sax bu nga xam ni président de la république dafa santoon premier ministre ak ministre yi jox leen ay instruction benn instruction bu am solo sax ni leen léegi damaa bëgg lépp lu ngeen di décider ci walla ngeen koy def bu jëm ci askan wi te mu laal way jëfandiku yi dama bëgg laata ngeen koy jël ngeen waxtaan si ak ñi nga xam ne ñooy association consommateur yi ba am seen xalaat bu ko defee ngeen xool la ngeen mën a jël ci seen xalaat ngeen jël ko leneen boole ko ak yeneen xalaat association consommateur yi nañu fexe ba nekk benn structure formelle structure faîtière formelle bu nga xam ni daañ ci toog ku nekk boo demee ci sa association ba def fa la nga fay def ñu dellu si li nga xam nag dafa itteel mbooloo bi ak réew mi ci les problèmes fondamentaux du consumérisme ñu mën ci waxtaan ba déggoo ci lenn lu nga xam ni bu ñu laajee daan ñun ñii de lii lañu xalaat loolu mooy tax ba ñi yombal liggéey ñi nga xam ne ñooy ministres yeeg ñi nga xam ni ñoo nekk ci kaw di jël ay décisions. xam nga mbir moom lu bees lu nekk bu beesee pour nit ñi mu dugg ci seen bopp dafay am ay jafe-jafe ndax doomu aadama moo mën na lu bees lu ñu doog indi rek doo mën a ñëw rek ñëpp booloondoo nangu ko te li may wax nii loolu lu ñu yomb xam la fédération bi ma lay wax Sénégal fii lañ nee naa la 2018 lañ ko tabax lañ ko taxawal espace bi nga xam ni ñun si la ñuy wax parce que ñu ngi léegi jamono booloo la xam nga ni ñu ngi ci espace CEDEAO UEMOA maanaam ay dëkk yi nga xam ni ñoo wër diwaan boobu diwaan Afrique de l'Ouest ñooñu ñëpp Sénégal lañ ci gis un des rares pays bu nga xam ni amul fédération bi may wax nii te ñooñu ñu ngi def seen liggéey ça veut dire que ñun dañu tardé par rapport ak ñooñu dañu tardé lool ñi nga xam ni nag ñoo fi nekkoon ku ñu consumérisme ñu am na ñu sa xel di xalaat ñi nga wax nii ASCOSEN bon SOS ñooñu ñëpp ñoo bokk liggéey bi te ñoo bokk li ñu bëgg te contrainte woon xam nañu ni ñoo ngi ci waar wi comme ñun waaye bokkuñu gis-gis ci mbir mi xëy na bu am na lu tax ñoom seen bopp li leen di arrangé wala li ñu gis seen gis-gis mooy demal bañ a bokk ci lii ndax xëy na am na lu muy gàllankoor peut-être ci ñoom ñun xamuñu ko ñoom ñoo xam loolu waaye ñun daal xam nañ ni mbooloo mooy doole loolu moom li ñu wóor mooy li nga xam ni ñi ci CEDEAO ak yëpp ñu koy def loolu dañ ko war a def ñoom loolu lañu gëm moo tax ñu ni ku ñu wax ñoom ñëpp nag ku nekk yëgal nañ la ko wax nañoo ko yow waaye nag bu jëf jotee ñu ni gis rek la ñuy jëfal li mu gën a gaawee boo xoolee réew mi bu baax mënoo ñëw rek tànn benn mbir mi ngi dépendre li ma la wax léegi mi ngi dépendre ci ku nekk askan wi dañ tas ci réew mi te foo dem rek réalité ba fa am ak problème ya fa am bokkul ak ya am feneen ba jël benn exemple démb bi ñu demee rek bu ñu demee Mbàkke rek gis nañ ni Mbàkke problème ndox mooy seen problème jël nañ ko en charge incha allah fii ci Touba sëriñ bi dégg li mu wax santé
éducation maanaam problème yëpp am nañu secrétaire boo xam ni li mu wax yëpp daf koy jël te dañ koy enregistrer aussi loolu yëpp kon mënuñu ni lii mooy problème bi wala lii mooy problème bi fépp la foo dem rek ak problème am waaye problème bi c'est dëkkuwaay bu nekk dafa am spécificité comme ni Touba ni mu waxee nii Touba dafa am loo xam ni Touba la am problème boo xam ni Mbacké la am problème boo xam ni Tambacounda la am wala feneen ak feneen fu ñu jëm rek am na waaye ñun nag suñu boo ñu indilee problème yooyu dañuy ñëw nag segg problème yi diwaan bu nekk ñu xam problème ba fa nekk bu ñuy wax ak nit ñi kay li jëm ci problème boobu ñu wax ak moom ci nii mu mën koo def ci teraanga ak sutura ak déggoo moo ñu gënal comme ni ma ko waxee léegi bu ko mënul itam ñu xool ñun yan jumtukaay la ñu war a mën a utiliser ba fexe ba loolu bu dee suñu àq ndax suñ problème yi mooy àqu askan wi ñu delloo ko loolu mooy suñu problème loolu nag lu mu nu jaral dañ ko def waaye li ñuy jëkkee mooy waxtaan ba juboo ci lenn ak ñi nga xam ne ñooy saytu mbir moom. ñun li ñu indi ci cellule bi mooy yaakaar mënu fi indi ci fédération bi ndax dafa bari loo xam ne dañ koy jooy te jooy gi suñ ko jooyee mën naa am Touba lay yem mën naa am département bi lay yem mën naa am ci région bi lay yem di fédération bi nag sosoo ñu am yaakaar ci fédération bi parce que c'est pas parce que ñoo ngi door a jëflante ak association de consommateurs waaye yéen am nañ seen yaakaar ji nag dañoo bëgg ñun suñ kàddu fi mu mënta ak yéen ngeen àggale ko fa mooy ci li ma fi waxoon bu njëkk Touba c'est une ville spéciale qui est devenue une ville mais un métropole mais on nous considère comme un petit village loolu moo war a jeex loolu lañ bëgg mu jeex te ci yéen lañ ko bëgg a jaarale li ci njëkk dañoo waxoon ne mooy problème de santé dëkk bi c'est la santé qui est malade c'est pas les habitants qui sont malades c'est la santé qui est malade dañoo bëgg a jaaral ci yéen suñu santé boobu feebar ñu jaar ci yéen pour faj ko jaar ci yéen ba suñu jigéen ñi nga xam ne ñi ngi dem ci hôpitaux yi yàlla dogal ñuy matu wala ñu am ay jafe-jafe ñu fexe ba li ñuy wax pyramide sanitaire ñu respecté ko ci dëkk bi parce que dëkk boo xam ne 2 millions de personnes lañ waroon na am 200 par exemple postes de santé am 30 postes de santé ñu am benn gabu 170 postes de santé kenn ku ne xam ne ni mënoo respecter pyramide sanitaire bi pyramide sanitaire sibru ab poste de santé moo koy faj comme pyramide sanitaire bi kenn respecté wu ko ku sibru ci hôpital ngay dem hôpital soo fa demee un médecin nga fay fekk un médecin un traitement médecin lay defal ça c'est très cher hôpitaux yi ñi ciy dem sonn nañ pourquoi parce que li tax ñu sonn mooy dëkk boo xam ne 200 postes de santé moo fa war a nekk 30 postes de santé nekk fa personnel médical bi pression bi ñu nga xam ne moom leen dëkk bi teg attanatuñ ko donc liggéey bi ñu waroon a def dootuñu ko def kooku jafe-jafe la loolu aussi il faut ñu xalaat ci surtout le problème de Sénélec am nañ problème parce que dëkk boo xam ne nii 2 millions de personnes lañ soo xoolee le sud gépp li fi nekk di nekk 150 li nekk Touba 150 000 abonnés soo xoolee sud bi nga xam ne nii mooy sud bi amuñu 150 000 abonnés ci Sénélec ba tey jii fii ñuy waxee tey am na ci décision xam ne Thiès la ñuy jógee pour ñëw di faj soxlay Touba loolu dafa loolu yaakaar naa loolu jaaduwul te ñëpp xam nañ ne jaaduwul jox la facture courant nga am délai 35 jours ci jour bi nga jotee facture bi ñu jox la délai le 5 juin ñëw le 17 juin ñu coupé la am na fi te je suis témoin parce que man aussi responsable la boo xam ne maa ngi ci di défendre les consommateurs au niveau de la Sénélec yooyu la ñu wax. école bi nga xam ne nii suñu doom yi jógee fii di dem Mbacké ñu xool budget bi nga xam ne c'est un budget de 40% te un budget ab tontine la noonu waa Touba dañuy teg te duñ teggi waaye li nga xam ne moom la ñuy teg te waroon ko teg ci di ko teg ci par exemple éducation mais fu mu jaar loolu lu mat a waxtaane la ak yu bari yoo xam ne kenn mënu koo lim problème d'insécurité Touba soo jëlee Guédiawaye ga nga dëkk ak Pikine nga boole ko 9 postes de police moo fa nekk wala 7 ak 2 commissariats te population yi ñoo yem donc on a un problème de sécurité loolu problème usagé la soo gisee ñun ñu taxaw ñun waa Touba ñëw am ci yéen yaakaar mooy danoo bëgg ñun suñu kàddu di ak Mbacké danoo bëgg suñu kàddu fi mu mënta àggale ngeen àggale ko fa loolu mënu ci dugal loolu moonu ci dugal yaakaar jooju yàlla bu mu tas waaye dañuy continuer nun nag di xeex suñu combat parce que combat la boo xam ne nii ala kulli haal il faut ñu combattre parce que sëriñ bi moo woote dongo yi ñëw ci dëkk bi nekk ay usagers il faut ñu góorgóorlu nag man nag sama combat mooy
liggéeyal njabootu sëñ Touba gi ak liggéeyal taalibe yi man combat boobu laa bëgg a combattre beneen combat intéressé wu ma combat boobu rek moo ma intéressé combat boobu nag damaa jàpp ne man combat bi may mëne man damaa jàpp ne sëñ Mountakha Bachir laa koy def ndax damaa jàpp ne fépp fu ab taalibe nekk moom moo for dem saytu la parce que ci loxoom la nekk waaye jot googu amu ko kon kenn ku ne ci nun kon fépp fu mu nekk war na faa nekk am sëñ Mountakha Bachir di xool ci koñ yi di xool ci bitig yi di xool jafe-jafe yi te di ko dénoncé ba pare di ci wut ay solution maa ngi leen di ziare bu baax